bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul lébu maali marandooy man maa la woy bu jàpp jàndoo fale jiiti yaa baax ci man salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lébu Sekk Njaay Atumaan Njaay Abu Demba ak Baay Maar lébu salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lébu waa ji la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndeke mbëggeel nii la neexe ndeke mbëggeel nii la neexe kon ndeke mbëggeel nii la neexe dëgg dëgg ndeke mbëggeel nii la neexe lépp maali maram doy man maa la woy ku jàpp jàndoo fale jiit yaa baax ci man salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lépp Sekk Njaay Atumaan Njaay Abu Demba ak Baay Maar lépp Pap Mayel salaam salaam Père Mayel Jóob jàmm ak salaam lépp kuy lépp xamal li nga yor nekk lébu xamal li nga yor maaku lébu xamal li nga yor Kumba Touré jël si ma JFK pick up ma terminal bi ñu jàll ba New Rochelle nga tegal ma café ma tegal la zam on WhatsApp ñu jigi ni ñëpp li neer yi yëngoo affaire yi dox Maguette la santé doxal dox quick bëgg naa la ay resey te bëggantuma la I was born by the river. It's been a long time coming, but I know change gon' come. Yeah, yes it is. waa ji la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la fexeel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul nit ku ne war naa bëgg nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul lépp maali marandooy man maa la woy ku jàpp jàndoo fale jiiti yaa baax ci man salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lépp Sekk Njaay Atumaan Njaay Abu Demba ak Baay Maar lépp salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lépp waa ji la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndeke mbëggeel nii la neexe ndeke mbëggeel nii la neexe kon ndeke mbëggeel nii la neexe dëgg dëgg ndeke mbëggeel nii la neexe lépp maali maram doy
man maa la way ku jàpp jàndoo fale jiit yaa baax ci man salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lépp sekk jaay atumaan jaay abu dem ak bay man lépp pap mayel salaam salaam per mayel jóob jàmm ak salaam nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul lépp maali marandooy man maa la woy ku jàpp jàndoo fale jiiti yaa baax ci man salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lébu sekk njaay atumaan njaay abu dem ak bay maan lébu salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lébu ji la bëgg nga bëgg ko nga bëgg ko lool mu bëgg la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndaw si la bëgg nga bëgg ko nga bëgg ko lool mu bëgg la nga xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndeke mbëggeel nii la neexe ndeke mbëggeel nii la neexe kon ndeke mbëggeel nii la neexe dëgg dëgg ndeke mbëggeel nii la neexe lépp maali maram doy man maa la woy ku jàpp jàndoo fale jiit yaa baax ci man salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lépp sekk jaay atumaan jaay abu dem ak bay man lépp pap mayel salaam salaam per mayel jóob jàmm ak salaam lépp kuy lépp xamal li nga yor nek lebu xamal li nga yor maku lebu xamal li nga yor Kumba Touré jël si ma JFK pick up ma terminal bi ñu jàll ba New Rochelle nga tegal ma café ma tegal la zam on WhatsApp ñu jigi ni ñëpp li ngeen yi yëngoo affaire yi dox Maguette la santé doxal dox quick bëgg naa la ay da sey te bëggantuma la I was born by the river. It's been a long time coming, but I know change gon' come. Yeah, yes it is. waa ji la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëggeel bi di feeñ ci moom nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul. En ayant l'honneur de vous adresser mes salutations sincères et mes remerciements pour avoir honoré de votre présence à cette importante manifestation de notre communauté historique avec tous ses critères écotouristiques, culturels, traditionnels et coutumiers, nous vous déroulons la natte de l'hospitalité Lebougui, Jàmm ak Salam. Dans un contexte de crise financière, économique, sanitaire, environnementale et climatique, en perpétuelle mutation de par les conflits et les guerres, de tensions sociales, il est un impératif que des solutions alternatives soient trouvées par les moyens appropriés que nous disposons pour répondre à la demande sociale en créant une institution de coaching territorial pour une croissance locale, multidisciplinaire et multisectorielle dénommée Dialaw Academy.
Cette initiative concertée avec les différentes parties prenantes prend source du potentiel culturel traditionnel et coutumier de la communauté lébou pour renforcer des activités de loisirs, culture technique et des disciplines sportives développées dans les industries du sport, de l'économie, du social et de l'environnement en cohérence avec les objectifs du développement durable ODD. Dialaw, communauté culturelle et traditionnelle qui a une renaissance de renommée mondiale offrant un cadre touristique attirant est un lieu idéal du donner et du recevoir, pouvant offrir des formations, des qualifications aux différents acteurs sélectionnés sur la base des critères bien définis au sein des jeunes et des femmes du Sénégal, de l'Afrique et des autres continents du village planétaire. Dialaw Academy est pour les générations du présent et du futur un laboratoire de savoir producteur de connaissances classiques et empiriques et de qualifications dans beaucoup de domaines d'activités génératrices d'investissement d'intérêt collectif. Pour les activités, nous avons le football, la natation, sport subaquatique de plongée sous-marine, le basketball, le volleyball, l'athlétisme, handball, écotourisme, les régates qui concernent la tradition, la culture et la coutume des communautés peuples de l'eau. En contribuant pour une citoyenneté active au développement de notre pays, nous avons une option orientée vers les atteintes des objectifs du plan Sénégal émergent, ciblant les jeunes et les femmes, garantissant un héritage social, économique et environnemental des générations futures. Cette initiative dans des communautés de pêcheurs est une alternative aux ambitions qui poussent la jeunesse à la migration sous le haut risque de perte de vie humaine dans les fonds de nos océans. De préciser que cette réussite attendue ne peut être atteinte sans le partenariat des institutions étatiques, les ministères de la culture, du sport, de la jeunesse, de la formation professionnelle, de la pêche et de l'économie maritime, la coopération internationale intervenant dans les différentes activités énumérées, les collectivités territoriales, le parrainage par le secteur privé sénégalais, les organisations non gouvernementales, ONG, les autorités traditionnelles, culturelles et coutumières, les partenaires techniques et financiers. Ce besoin de collaboration nécessite un large éventail relationnel dans le donner et le recevoir, avec la participation des personnes ressources qualifiées à la formation, à l'encadrement et au coaching pour une croissance pour assurer une performance à notre institution Dialaw Academy. Au plan local, les associations socioculturelles et sportives ASC seront nos bassins de cible pour assurer un recrutement des meilleures personnes avec la collaboration des associations citoyennes de développement local dans les collectivités territoriales couvrant les 46 départements du Sénégal et de la diaspora africaine et européenne. C'est par les mots de remerciement aux participants à cette importante manifestation, à vos rangs et titres que je termine mon discours. njëkk ci remerciement yi organisateurs yi nga xam ne tey ñoo jëmmal lii ba mu am mu di groupe Top System ak Jàppo vraiment mu di ñaari groupe yoo xam ne def nañ taxawaay bu am solo ba organiser lu mel nii tey ci Njangal mu mel ni tey ku fi teew gis nga ne tey mbooloo mi ñëw na gaal yi ñëw na jóge Joal ba nga yóge Yoff ñoom ñëpp ñëw nañu participer ci rawante gaal bi nit nag bu wootee ñëpp wuyu si ko mënoo lu dul remercier leen rafetlu yi tamit liggéey bi si ñi nga xamante ñoo ko seq di ay doomi Njangal ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu am taxawaay bu am solo donte Top System ak Jàppo la ñu tudd mais gis nañu groupement yi nekk Njangal yëpp dañu ñëw ci jeunes yi ñëw jàppale ñi nga xamante ne tey ñoo organiser mbir mi di si jiital Barham Kadam nga xam ne tey initiative bi bañ ko waxee dafa ñëw réunion ak groupement yi wax ak ñoom ni ñu ko bëggee ñu defe ko ñoom sax ñu kawe sañu njort kon amuñu lu dul fay leen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay gaal étranger jógee Joal ba Yoff ñëw fi ñooñu aussi ñu ngi leen di remercier ci acte bi ku ne xam na ne jógee Joal essence ba ngay lakk ba ñëw Njangal ëpp na trophée bi nga fiy gagné waaye jar na ko ndax lan culture homme pêcheur yi nga xamante ne tey moom la ñu yëngal moo tax ñu jege foofu ba tax ñu ñëw fii tey
waa Yoff aussi pareil waa Njangal ñi nga xamante nag ñoo ko moom xam ne géej seen ndono la ku leen oo ci seen ndono muy seen culture rek wax dëgg yàlla da ngay def lu leen neex lool moo tax ñu am initiative ne leen pourquoi pas ñu ñëw waxtaan ak yéen wax leen suñu programme bi nga xam ne tey moom la ñu jàng léegi nekkul un discours boo xam ne politicien la mais dafa nekk un programme boo xam ne dañ si tëju pendant 4 mois di ko liggéey ñaan yàlla nag mu may ñu réaliser ko ba incha allahu rabbi édition bii di ñëw buñ koy defaat bu naree mel ni sax nu bàyyi mais bëgg nañ ko performer yokkaat matériel yi gisaat yeneen i pêcheurs yu bokkul ak yi ñu gis tey du question même jëmm yi ñoo dul ñëw mais si beneen facette lañ koy defee nga xam ne tey programme bi ñu jàng nii tey bëgg nañ ko jëmmal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam su boobaa nag ñu xam ne ñu ngi ci yoonu liggéey ñu ngi ci yoonu def développement pour suñu gox mais te développement pour sa gox boo koy def du da ngay oo nit ñi ne leen kaay leen doo am loo leen jox mais doo leen wax kese tamit bàyyi leen wax ji day ànd ak jëf ji day ànd ak jëmmal bu ko defee ñëpp xam ne kat secteur bii di pêche am na luñ si naan am na luñ si bëgg a def ndax nag mool yi sonn nañ tey wax naa ko sànq ci biir discours bi xale yaa ngi dem ci géej gi si mbëkk mi ñu ngi fay ñàkk seen bakkan te loolu mënoon na ñàkk naka la mën a ñàkke mooy yaakaaruñu lu dul géej ñu jël géej gi yëpp tey jox ko waa Union européenne ñu jël géej gi mbaal ko ba mool yi mënatuñu am jën tey gaalu njagal bu ci tëmb yaa ngi dem ba Guinée Bissau te boo amulee licence bu Guinée Bissau dañ lay jàpp jël sa matériel jël sa jën bi nga pêche yëpp tey daan la alamaan tëj la say mbokk nekk fii di ket mbaa di leb ci banque yi pour indiwaat leen bu ko defee nag boo ñëwee recommencer waat à zéro loolu c'est un défi à relever kon maa ngi oo képp ku nekk ci secteur pêche di un dirigeant wala nga nekk un ancien pêcheur wala nga dem géej ba dematoo sax laa wax ñu ngi lay ñaan nga toog ñu waxtaanaat xool géej gi naka lañ koy doxalee fii tey ci suñu biir yéen ndax nag mën naa nekk ndax suñuy gaal rek ñooy duufal poosu waa Mbuur ndax bu ñu jàppee jën Mbuur la ñuy dem ñooy jàppee jën Joal la ñuy dem kon tey bu ñu defoon tey ay réforme ci biir géej gi mu ñëw fi te mu ngi fi xalaat yaa ngi fi mën na nekk bu ñu ko defoon tey ñoom ñu ñëw fi def naa gox bi dina dund jaaykatu këram bi dina si gis boppam jaaykatu caaf bi dina si gis boppam kon xam na ne mool bu demee géej ba ñëw këram ak caaf rek lay jënd waaw ko defee ñooñu dañ si gis seen bopp kon lii may ñaan rek mooy mbokki jalaaw yépp nañu bokk ndey bokk bàyyi suqaliwaat géej gi xam ne nag mool li mu attal dama ne la ab fonctionnaire sax attalu ko ñu jàppale leen dooleel leen ndax ñu mën a amaat la nga xamante ne mooy la woon bu ko defee maa ngi jaajëfal mbokki assistance bi yëpp gis nañu taxaw bi ngeen taxaw ñëpp uyse nañ ñu rawante bi def nañ ko ci jàmm jël nañ trophée ci jàmm yegg na ci jàmm alhamdulilahi rabil alamin ba beneen yoon. waaw encore une fois félicitations ñu leen ñaanal yàlla lépp loo leen di sumb yàlla na ko yàlla leeral comme ni GPS di leerale ci géej te di ñaan yàlla tamit aussi li ngeen di dund seen gor ak seen dignité bu leen dara jaral ngeen vandagé ko bu leen ko nangu kon nag taxaw leen rek takku taxaw gën a taxaw lii foo la kaf la ree là c'est un prix symbolique pour GPS bu ñu leen di jox di ñaan yàlla yàlla na leen jik yeneen trophée bokk si te édition bi di ñëw incha allahu rabbi yeneen topp ci bu ko defee ñëpp mën a am vraiment lii rafet na foo kafre la culture autrement et di ñaan yàlla barkeel ñu leen di jox trophée bi rek ci ndigalu ñi ko organiser vraiment merci beaucoup félicitations.